maa ngi lay nuyu di la ñaan bëccëgu jàmm ak salaam di la ñaan bëccëgu maanaam altine jàmm ak salaam yu door semaine bi di am mbégte di dalal suñu studio André Demba Wade mooy président conseil d'administration union des mutuelles de santé communautaire du Sénégal André Demba Wade union des mutuelles de santé communautaire du Sénégal luy différence am ak yenn mutuelles yi. waaw union bu ku ko dégg mooy li boole mooy union mooy kuréel gi nga xam ne mutuelle de santé yëpp ñoo bokk taxawal ko dañoo am ay mutuelle de santé ci biir communes yi villages yi quartiers yi mutuelle yooyu organisé wu ci niveau département bi pour am li ñuy wax union départementale ñu organisé wu au niveau régional pour am li ñuy wax union régionale des mutuelles de santé communautaire ñu dem ba ci kaw au niveau national ñu taxawal union nationale des mutuelles de santé communautaire ñu koy tuddee faral di wax UNAMUSC. waaw mu leen di xayma nit ñi nekk ci mutuelle yi ñaata doomu aadama ñoo bokk ci mutuelle yi. mutuelle yi tey ñu ngi koy xayma ci ay 3,2 300,000 personnes ñoo ngi bokk ci mutuelle de santé nga xam ni ñi nga xam ni ñooy nattal seen bopp ak ñi nga xam ni nguur gi moo leen gàddu dugal leen ci mutuelle de santé yi en tout cas foofu la ñu toll ba. fii ñu nekk nii ay 2021 nag jotaguñu chiffres yi pour xam waaye am na yokkute xëy na ñu ngi waaj a yegg ci ay 4 millions de sénégalais yu bokk ci mutuelle de santé yi. waaw da ngeen am jafe-jafe waxtaan ngeen ko fan yëpp di ko wax di ko joytu partout lan mooy seen problème yan jafe-jafe ngeen am mutuelle yi. waaw jafe-jafe mutuelle yi képp ku ci wax da ngay wax ne mutuelle yi ñu ngay dox naam ñu ngay joxe ay prestations. waaye léeg-léeg ñu jànkonte ay jafe-jafe ci prestation yi maanaam paj moomu ñu jagleel nit ñi ñu am ci ay jafe-jafe mu am ay arrêt ndax buñ dañuy jëflante ak fajkat yi muy public bi ak privé bi mais surtout public bi nga jékki-jékki ngeen liggéey mu am ay facture ñu lay jox facture boo fayulee ñu jékki-jékki itam arrêté ñu ne la dootuñu la fajal say nit parce que fayuloo payoor googu nag nekk jafe-jafe ba tax ba nit ñi bu ñu demee di faju ji yenn saay dañuy am ay jafe-jafe waaye fexe nañu lu mu tàng-tàng jafe-jafe yooyu ñu ngi koy wàññi te ñuy sàkku ci itam ci nguur gi nga xam ni programme bi ñu nekk programme national la donc bu fekkee ne ministère du développement communautaire mu ngay jàppee fii ministère de la santé di jàppee fële muy programme u état donc war na tax tey jii ba même bu ñu amee retard de paiement ministère de la santé warul dagg paj mi mais loolu jafe-jafe la boo xam ne bii dañ koy jànkoonteel li ko waral nag mooy mbirum xaalis ndax ni yëf yi tëddee mooy que ñun dañoo nekk ay mutuelle ay association communauté bi ñoom moom association yi tànn ay nit ñu leen koy gérer ñu leen koy yoral am ñu jiite am ñoo xam ne ñi saytu gi ñoo ko yor donc askan woowu di nattam ñu dem ba ci biir président Macky Sall ñëw ni day taxawal couverture maladie universelle ci biir taxawal googu mu ni ci benn bànqaas bi damay lëkkaloo ak mutuelle damay lëkkale programme boobu ak mutuelle yi comme ça mutuelle yi li jëm ci ñi amul ñëpp kiiraay maanaam Sénégal fàttali mooy kiiraay ñi ko fi amoon mooy ñiy liggéeyal état ak ñiy liggéeyal privé ci seen IPM wala imputation budgétaire mu ni man loolu dama koy defaraat pour que baykat sàmmkat maanaam ñi dëkk ci kaw gi ak ñi nga xam ne secteur informel la ñuy liggéey ñoom ñëpp tey jii ñu am kiirlaay koo xam ne gii ci la ñuy mën a jaar pour bu ñu soxlaa faju man ni nañu lëkkaloo ak mutuelle de santé am na loo xam ne li defal na ko mooy programme de gratuité yi pour xale yi pour jigéen ñi ak pour mag ñi mais li ci des mu ni li des ci Sénégal yi dama bëgg fexe ñoom ñu am kiiraay maanaam ñu adhéré ci ay mutuelle de santé bu ñu soxlaa faju loolu nag mu jàpp bi ñu waxtaanee ñu jàpp ne nattub nit ku nekk ci wàllu assurance santé junni la ak ñeenti téeméer bopp bu nekk la war a joxe at mi biñ ko waxee état ni loolu baax na mais man dinaa ci jàpp bu nit ki joxe juróom-ñaar téeméer ma joxel ko juróom-ñaar téeméer ñu ni waaw nañu liggéey ci loolu ñun mutuelle yi nañuy dem ñuy jël cotisation yooyu ci nit ñi 3500 yi ñu koy wax nit ñi ñu koy joxe bu paree nag ñu defar suñu situation jox état mu war ñoo verser yeneen 3500 bi ñu doxalee ay at 2013 lañ ko lancé 2013 boobu 2014 bourse de sécurité familiale dugg
état ñëw ni mutuelle yi damaa bëgg itam ngeen jëlal ma bourse de sécurité familiale yi bu ngeen ko jëlee man maay cotiser total bi 7000 francs yi maa koy joxe ba pare bëgg naa bourse de sécurité familiale bu ngeen jël bëgguma buy dem di faju ji muy fay bu boobaa dinaa joxe bopp bu nekk dinaa ko joxeel ñeenti téeméer muy 9000 francs ju nekk ñetti téeméer donc état ni man maa koy gàddu mutuelle yi ñu dàq ñu ciy liggéey départ ga 2013 2014 2015 2016 yëf yi jaaroon na yoon ñu ko doon fay normal mais à partir de 2017 muy commencé di am retard boobu tey jii ñu koy cumuler bourse de sécurité familiale moom kenn waxatul parce que 2017 am na loo xam ne li état desel nañ ko 2018 fayu ko 2019 2020 2021 mu ngi ñu tëj ba bi ñuy xayma ba 2020 ñu ngi ci 25 milliards 2021 duggagul xam nga entreprise boo amal 21 milliards moom 25 milliards kooku pour mu demati day xaw a jafe am nañ ci ay expérience fii donc loolu moo nekk gàllankoor gi tax ba mutuelle yi dañuy am jafe-jafe trésorerie pour mën di faj tey jii mën di fay prestataires yi pour paj mi continuer bu dul mutuelle bu dëgg du mën a dem te dafa am mutuelle yoo xam ne 2015 lañ judd ba ñu juddoo rek ñu daal di leen jox ay am na appui gu ñu leen defal gunge ga ba taxul mu am solo torop ba pare ñu ñëw sëf leen ki nga xam ne mu ngi doog a démarrer am juróom téeméeri membre xam nga bu ñu cotiser muy 1,750,000 defe na état war leen jox 1,750,000 muy 3 millions. nga ñëw nga dénk ko ay bourse familiale yu mat ay junni mu am juróomi téeméer nga jox ko junney bourse de sécurité familiale xam nga am na 1500 bénéficiaires mais ci koppar li muy jot réellement mooy 1,750,000 te boo jëlee la mu waroon jot ci xaalis ci état desal na ko 1,750,000 mille yi mu ko andil nekk 3,500,000 yooyu ñëwagul kon kooku bu naree fonctionner te fayuloo ko telloo ko koo fay kon bu doxee juróom-benn weer rek day daal di gaare juróom-benn weer sax day xaw a kii ci moom mais bu doxee rek te xaalisu état ñëwul complété mbir mi ti koy joog a juddu day am jafe-jafe moo tax mutuelle yi tey boo demoon tey jii ñi ci ëpp jafe-jafe mooy ñi nga xam ne yàgguñoo juddu 2015 lañ juddu ak programme CMU bi amoon ñu ndëgër laay ba pare bor état amel leen lu toll noonu moo tax ñu am ay jafe-jafe tey jii. mais état bi lan la wax ci bor boobu 25 milliards yi ban lay la indil. 25 milliards yi ñun def nañu li ñuy wax plaidoyer maanaam fexe ba yëgal ko chef de l'état mu yëg ko autorités yi du moins ñoom ñëpp ñu yëg ko chef de l'état bokk ci biñ ko defee itam ministre conseil du chef de l'état recevoir nañu mu ni président moo ko ni naa leen recevoir ñu waxtaan ci bor bi loolu mu ngi am le 23 décembre 2021 mu recevoir ñu waxtaan ci mu ni leer na ci moom dina defal président de la république compte rendu pour ñoom ñu jéem a seet nan la ñuy fexee ba épuiser dette boobu ñu ameel mutuelle de santé yi booba ba tey ñu ngay déglu dugg nañ 2022 ñu ngay déglu ba tey ji saafara si déggaguñ ci dara loo xam ni mën nañ jàpp ni am na pexe yi ñuy lal pour jéem saafara bor boobu te nit ñaa ngi nii taamu nañ mutuelle yi am na engouement collectivité locale yaa ngi liggéey ak ñun tey jii ñun dañu jàpp ni benn programme bu am solo la programme boo xam ne bii askan wi yëpp daf koo naw programme bi allégé na mën na wàññi na coonoy nit ñi waaye mu ngi sooxe ci fi nga xam ne financement bi moo yàq programme bi ci fi ñu mëbatu chef de l'état rafetlu nañ ko ñu ngi ko ciy encouragé bu baax di ko féliciter askan wi gis nañ njëriñ yi. waaw mais fayul. fayul amul kii bu fayul noonu la fajee nit ñi. waaw faj gi moom mooy problème mais xalaat gi rafet na comme tey jii ñi doon wax fi may waxee mooy fi nga xam ne ñi am nañ couverture ñi amuñu woon. mais xalaat ñu rafetee bala mu koppar doon liggéey. waaw koppar moo koy liggéey nag. waaw léegi nag moom waxul dara ci koppar ba léegi. 25 milliards yi. koppar gi da dégg tuuti daal. waaw dara dégguñu ko ci. léegi ñu nekk ci mutuelle nag war a faju léegi. waaw ñu demee ci hôpitaux yi. waaw duñu mën a faju parce que fayuñu. waaw duñu mën a faju fii mu nekk nii tane na parce que ñun ci période yi ñu nekk ñu ngi def recouvrement de cotisation pour 2022 loolu may nañu au moins tuuti oxygène pour ñun ñu mën di continuer ñuy continuer di faj nit ñi mais loolu xam naa ni bu xaalis bi ñëwulee fii ak fin panne day am panne générale day am moteur bi yëpp ay taxaw te dootul demati te duñ fa yegg yaakaar nañ ni moo tax ñuy lancer appel pour que véritablement
état bi engagement bi mu respecté ko fay bor bi mutuelle yi tey jii mën a continuer fonctionner programme bi étendre bu dul loolu tey li mu jur mooy population bi commencé na décourager ni programme bi nan la mel programme bi est-ce que est-ce que lu wóor la nu muy demee ak yooyu yëpp day andi nit ñi ñàkk confiance ci programme bi. mais mutuelle bi prise en charge bi ban prise en charge la lépp lay jël en charge bu dafa am nu muy jël en charge du jël leneen en charge. mutuelle bi li muy jël en charge mooy fajukaay yi muy poste de santé centre de santé hôpital départemental hôpital régional loo fa fajo mutuelle bi moo la ko jëlal à 80% au moins à 80%. bu dee hospitalisation moo la ko jëlal à 100% bu dee par exemple chirurgie mun la 100% laa la ko jëlal mu teg ci ni bu nit ki garab yi muy soxla bu amulee ci hôpital ba mën na dem pharmacie bu demee pharmacie di koy jëli boobaa moom day fay genn wal mutuelle bi fayal ko genn wal loolu mooy prise en charge li nga xam ni moom la ñu jagleel nit ñi di ci dem ku bëgg a faju tey jii foo bëgg a fajoo tey jii dafay laaj rek nga topp pyramide sanitaire maanaam da ngay tàmbale poste de santé dem centre de santé dem hôpital départemental dem hôpital national loo fa faju ji boo fa yeggee tey ji xam nañ ko ba boo andee sa carnet mutuel rek boo ko présenté ñu daal di la calculer ne la sa 20% lii la fay ko li ci des mutuelle bi lañ koy facturer. mais yan critère lay Sénégalais bi di duggee ci mutuelle bi. critères yi Sénégal ak du sénégalais sax dañu naan képp ku nekk Sénégal. même étranger yi ñu ngi ci biir mutuelle de santé. képp ku nekk Sénégal te nga am soxla assurance santé nga war a bokk te ñëpp am soxla boobu parce que ñëpp ay faju da ngay dem ci sa mutuelle sa commune demal sa commune nga jege nga laajte ñu ni la adhésion ñaar téeméer la ngay joxe pour famille bi yëpp ñu bind la jox la carnet de say waa kër ñëpp ñi nga bëgg a bind nga xam ne yaa leen gàddu bu ñu feebaree yow yaa war a fay du famille nucléaire sa yaay mën nga ko cee dugal sa pap say jarbaat ak ñeneen koo xam ni kii rek xalaat nga ni bu feebaree man maa koy faj nga dugal ko ci mutuelle bi tegal ko juróom-ñaar téeméer li ci des état tegal la ko donc boo ko xesee def ba nekk à jour li ñuy maye mooy boo toogee benn weer di nga mën a jot ci paj mi boo see adhéré toog benn weer mën a jot ci paj mi bu dee da ngaa joxe gennawal gi nag ñu ne la boo boobaa nëgëndukaay gi ñaari weer la boo ko defee saa woo soxlaa faju mooy que booy faju ji bu dee poste de santé loolu jarul dara yóbbul sa carnet bu dee centre de santé mën nañ la laaj ni la balaa nga fay dem andil ñëwal jël lettre de garantie maanaam kenn kayit goo xam ne gi mutuelle bi moo la koy jox pour nga dem faju ji foofu boo fa yeggee lépp ñu defal la ko nga fay sa 20% bu dee hôpital noonu bu dee pharmacie nga ñëwaat ci mutuelle bi mu jox la li ñuy wax bon de pharmacie nga dem jël say garab fay moitié bi mutuelle bi fayal la moitié bi. chaque fin de mois da ngay fay cotisation ou bien cotisation annuelle lay doon. annuelle. at mi yëpp juróom-ñaar téeméer rek lañ la laaj joxel juróom-ñaar téeméer rek at mi yëpp loo soxla ci faju ci at mi mutuelle bi gàddul la ci. am na foo xam ne fii nag boo fa yeggee dañuy def li ñuy naan wax plafonnement pour bañ a ñiy faju parce que xam nga Sénégal tey ak àdduna si dafa bëri ay feebar yi ñuy wax feebar maladie chronique. maanaam maladie bi day laaj nit ki di jël garab yu bëri yooyu yëpp dafay am lu ñuy wax plafonnement terewuñu ko mais am na plafonnement maanaam am na loo xam ne lii doo ko ci mën a jéggi mën na nekk ñu ne nangam ci xaalis boo ko xasee dépensé dootoo jëlati leneen ci at mi. mais ci wàllu faj mi vraiment ci wàllu public bi amul barrière amul dara ku bëgg a faju da ngay dem faju ji. mais yéen naka la def pour contrecarrer fraude bi parce que am na mutuelle yu bëri Sénégal fraude moo leen daaneel. nit day yeewu soxla xaalis dara jotu ko. dem seeti benn médecin daa feebar dafa ordonnance fausse ordonnance. mu dem jëli garab dem jaar kësiñ bi. waaw loolu yëpp ñun ñu ngi koy teg nañu ay dispositif de contrôle benn bi mooy carnet bi. nit ki balaa muy mën a faju carnet bi day nekk à jour maanaam dafay matal ay cotisation ñu tamponel ko wone ko ci carnet bi bu ko yóbbee poste santé bu ñu xoolee mu nekk à jour mu nekk photo nit ki itam photo nit ki daf ciy nekk mu xool mu ni nii bu dee centre de santé nga xam ne fay bi commencé na cher ñu ni loolu lettre de garantie balaa ngay dem da ngay dellu si sa mutuelle nit ñi xamante nañ boo ñëwee nga ni kii moo feebar ñu defal la lettre de garantie te nga xam ne dëkk bu nekk am nañ fa délégué dëkk bu nekk village bu nekk am nañ fa délégué. est-ce que am ngeen seen médecin boobu. pour contrôler li nga xam ne feebar nañu. contrôler effectivement est-ce que waa ji feebar na. waaw yooyu yëpp ay mëbët la ñu am mëbët la ñu am.
am médecin conseil buy contrôler ñëw xool parce que fraude gi mën na nekk ci suñuy membre foofu ñu ngi fay xeex bu baax a baax tax na ba boo demee hôpital yi tey jii ñun am nañ ku fa nekk nga xam ne boo andee sa lettre de garantie moom day vérifier waat ndax yow yaa ngi ci liste mutuelle yi ndax cotisé nga wala déet yooyu ñu ngi koy contrôle mais de l'autre côté aussi xam nañ ni fajkat yi mën na am loo xam ne lii ci prescription yi ñuy def ndax jaar na yoon wala jaarul yoon il faut ñu am médecin bu ñuy contrôler facture yi ñuy am wala nit ki buy faju ji sax balaa muy faju ji ñu contrôler ba xam ndax war na jaar foofu war la jaarul foofu loolu suñuy projet la bokk ñu employé ay médecins c'est vrai que état bi am na ay médecins ak agence bi am na ay médecins conseil mais pour ñun doyul ci Sénégal parce que boo jëlee région bu nekk benn médecin conseil moo fa nekk te dafa war a contrôler agence ay gratuité am te gratuité yi bari nañu ba médecins yooyu amuñu jot pour ñëw jàppaleel mutuelle yi ni ñu ko bëggee moo tax mutuelle yi am projet wut seeni médecin conseil yu bopp pour ñu leen di contrôler mais est-ce que boo demee yeneen réew mutuelle yi dañu am yenn saa dañuy dem ci bourse dem wuti xaalis ci banque yi ci assurance ak yooyu est-ce que yéen seen mutuelle yi pour justement bañ a gàllankoor état bi rey mutuelle yi est-ce que amul leen benn solution bi xamante ne ci marché financier bi ngeen di wut seen financement dëggam nañu cotisation yi c'est des cotisations pérennes. waaw loolu xam nga lu mën a nekk la lu yoon maye la UEMOA maye na ko mutuelle bi mën na dem defi ay emprunt mën na def ay placement mën na def lépp mais loolu dafay fekk ci wàllu ni sa économie di doxe nga am certitude xam nga li ma la wax nii ku demoon 2018 nga lebi xaalis ci banque mu defal la plan de remboursement yow nga yaakaar ne état daf may fay te état joxu la li mu la war a jox bu boobaa yow yaay am problème donc bu boobaa da ngay dem nga ne cotisation yi ma am dama koy dem fayee ji banque finalement li ñuy débrouiller nii di fay nit ñi sax dootuñ ko mën bu boobaa loolu mooy suñu gàllankoor kon facteur principal bi mooy la disponibilité des ressources financières pour que programme bi mutuelle yi am suffisamment de liquidité bu ñu jotoon suñu xaalis tey soxlawuñu lebi. mais est-ce que mutuelle bi mënu créer aussi activité parallèle yu muy liggéeyee te loolu mën a soutenir mutuelle yi. loolu am nañu li ñuy tuddee activité génératrice de revenu. yan la genre ngeen def. par exemple am na ñoo xam ne ñi même ci kaw gi ñu ngi béy ay tool pour jëli ci xaalis ñu ngi def ay banques céréalières pour di def xaalis ñu ngi ubbi nañu ay services pour mu leen di jural xaalis yooyu yëpp ñu ngi def ay manifestations organiser benn manifestation mu leen di jural xaalis pour renforcer seeni économie te mën a répondre concrètement ci liggéey li nga xam ne ni moo waral moom mu taxaw te mu nekk besoin nit ñi mu ci mën di taxaw di leen ñuy faju te duñu am benn problème yi mën naa la ne askan wi xëj na lu bëri xamuñu woon lan dëgg-dëgg moo lal jafe-jafe yenn mit parce que ñoom gisuñu woon ni mutuelle yaa ngi taxaw parce que ñu ngi doon faju ni ñu bëggee ñuy débrouiller ak yooyu yëpp prestataires yi aussi am na ñoom ne ñi sont très compréhensifs mais dafay dem ba ñoom ci seen bopp problème bi am tey jii conséquence bi mu am Alassane mooy que même suñu système de santé mu ngi am ay jafe-jafe tey ndax det yooyu det yi mutuelle yi amee det yi ñu amee ci gratuité yi tax na ba tey da ngay dem ci fajukaay yi médicaments yi nga fa waroon fekk doo ko ca fa fekk parce que amatuñu xaalis bu ñu koy jënd te loolu bu ñu ko seetaanee risque bu mag a mag la li Sénégal daj ci construire système de santé tey jii benn programme ñëw nar koo yàq day xaw a jafe il faut que loolu yëpp ñu sóoraale ko ci biir te wax nañ ko attiré nañ ci attention autorités yi pour ñoom ñu jéem a saafara problème yi. mais si mbirum gestion bi xam nga souvent mutuelle yi aussi day am problème de gestion. waaw kii jonkonteel jox ko benn waaye nag ci mutuelle bi rek yeewu këpp kees gi. yan matuwaay ngeen jël pour ngeen bañ a egg foofu. waaw ñun xam nga li ñu jëkk am mooy kii liggéey ci mutuelle de santé ci communauté la jóge du keneen ko jóge feneen ñaareel ba ci suñu gestion. xaalis ci kees dañ ko limité bu dee mutuelle daanaka mayuñu ko sax mu denc 100 000 francs ci kees xaalis bi yëpp mu ngi ci banque voilà tey double signature ou triple signature lañ fay def kon kenn mënul génne xaalis xanaa complicité entre ñaari signataires yi wala yooyu te bu fekkee kiy gérer bokkul ay kay signé loolu dina jafe loolu yëpp ay kii la pour ñu aar ñaareel ba ci wàllu gestion bi nga wax naam jafe-jafe am na ci mais ñu ngi koy saafara léegi pour jox mutuelle yi ay professionnels ñu géreel ñu ko. maanaam da ngeen recruter ay professionnels. ay professionnels la ñuy recruter di leen employer ci mutuelle yi boo demee ci mutuelle bi ñun la gérant am na fa nga dem ci union départementale bi état jàppaleel ñu pour ñu leen di fay ñu am fa ñaari nit
kenn ki ñu tudd muy raaf bi responsable administratif et financier ak kenn koo xam ne kii tey jii moo yore suivi bi mais yooyu yëpp gis nañ ni def nañu suñu évaluation gis nañ ni personnel googu ba tey des na moo tax ñun am nañu plan de renforcement du personnel dans les mutuelles de santé pour yokk professionnalisme bi dans toutes les communes du Sénégal ñu am fa lu mu néew ñett ba juróomi nit ñoo xam ne ñii gestion mutuelle bi moo tax ñu recruter leen nga ñëw ci département bi mën nañoo dem ba ci 8 personnes ñoo xam ne ñii ñu nga fa ak compétences yu variées nga ñëw ci région bi même chose dem nañu ba ñu ni li ngay wax ne gestion transparence ñu am notre auditeur interne nga xam ne day auditer les mutuelles de santé depuis les mutuelles communales les mutuelles départementales les unions yëpp ñu koy auditer ba génne suñu rapport annuel état bu bëggee ñëw auditer itam fekk ñu fi parce que état am na dispositif de contrôle boo xam ne bi moom moo koy taxawal. kon ci région yi dañuy créer emploi ñu ngi créer emploi tey jii bu lépp matee emploi yu bëri nga xool lu toll ni 600 mutuelles de santé mutuelle bu nekk employé lu mu néew 5 personnes loolu c'est beaucoup d'emploi nga ñëw ci département bi nee naa la 8 personnes ba mën na mat 10 personnes ci région bi fa 45 départements nga ñëw ci département nga ñëw région bi la même chose nga ñëw au niveau national de haut cadre yu ñu bëgg employé te loolu def nañ suñu estimation def nañu suñu calcul def suñu scénario yëpp ba xam ni c'est possible si le programme marche bien c'est possible et c'est à notre portée ba nga xam ne dinañ dem ba jënn jamono autonomie li tubaab wax autonomie maanaam mënal suñu bopp dañu ciy dem ba dootuñu soxlaati kenn jàppaleel ñu ne état subventionné li wala lii li ñu soxla tey mooy état nañu jàppaleel bu baax a baax ñu consolider programme bi fii ak 2035 ñu am mëbét ne 80% de notre cible mu ngi tourner autour de 16 millions bu boobaa 80% yi am assurance sociale ñun ci élargissement bi dañoo dem ne santé lañ doon liggéey mais dafa am loo xam ne lii muy risques sociaux. muy par exemple maternité tey jigéen ji nekk ci kaw ga day ëmb ba keroog muy wësin day liggéey. alors que kiy liggéey mu ngi am congé maternité. lu tax état bi mënul teg loolu mag ñi la généralisation de la pension ça peut passer par les mutuelles de santé. ak yeneen yoo xam ne ñu mën na jaar ci mutuelle de santé yooyu ay mëbët la nga xam ne aujourd'hui aussi ñu ngi ci portabilité li ñu wax portabilité maanaam mutualité yi ci système bi ni ñu ko tegoon mooy que yow commune bi nga dëkk nga mën a fajoo bu dul loolu département bi nga dëkk mais boo fa génnee doo mën a faju tey jii maa ngi nii Dakar. foofu mënta dem nga faju waaw mën a faju portabilité yooyu ak travail aujourd'hui sur la qualité des soins et la continuité des soins yooyu yëpp suñu relation ak état ñu gën ko renforcer pour liggéey tey jii bëgg nañu état bi gën a ràññatle li mutuelle yi di liggéey mais aussi jox ko ay place ci foo xam ne fii jar na ko fi ñuy dogale mutuelle yi war nañ faa mën a toog fa ñuy fale ay député ñuy waxtaan politique sociale kay liggéey ci politique sociale war na faa nekk li ñuy wax comment ça s'appelle kii de l'environnement ak kii HCCT waaw conseil économique social environnemental voilà loolu war nañ faa mën a toog tey ji pour waxtaan ci wàllu politique sociale ak conseil des collectivités locales yooyu yëpp tey jii ñuy xalaat ni état war na cee bàyyi xel pour mutuelles yi aussi ñu intégrer leen ci yooyu pour ñuy mën di waxtaan ci politique santé ak concertation yi. André Demba Wade maa ngi lay gërëm di la sant di fàttali auditeurs et téléspectateurs yaay président du conseil d'administration de l'union des mutuelles de santé communautaire du Sénégal dañu waxtaan ak yéen jafe-jafe yi mutuelle am fan yi na ngeen état bi yor na leen le plus de 25 milliards depuis 2018 fayut. te bu moytulee bu fayut loolu ñu bari xamante ñu ci mutuelle yi dootul mun a egg ci soins de santé yi te santé nag mooy lépp balaa ngay wax naam ne fa boo feebaree moom doo tala def dara yaakaar naa santé moo jiitu ci lépp am na solo loolu maa lay gërëm di la sant ñaanal bëccëg jàmm de gërëm Fatima de deux technique bi di leen ñaanal yéen ak jàmm